man Youssou Ndour maa ngi woo bépp doomu Afrika ñu bokk xalaat bokk gis-gis bokk yéene sans frontière boole sunu am te liggéey waratuñu nangu kenn ñëw di ñu féewale bul jiite réew foog ne la fa nekk yow yaa ko moom njiit bu dëgër dana war a fekk nga bëgg sa réew te sàkku ndimbal na ca fekk loxol boroom wuy Afrika bu jant bi fekkee waaw na la fekk joo ak sa jumtukaay bëccëg bi gaaw na ñett du bëre te ñaara mën kenn waaw yoon wi sore na te metti na nañu ko waaja bodul na bi xalaat lañu defoon naam ya sa xol dootul neex te dootoo xalaat lu dul fento su ma sañoon Afrika benn nit moo koy jiite ñu boole sunuy xalaat ak sunuy doole jokko nañu bi frontière yi taxal yoon yi ba ñépp a gisee Chincho thinking walk together keep on walking Cheikh Anta Diop Kwame Nkrumah Stephen Biko all you people Africa. Asalaamaaleykum mbokku Sénégal asalaamaaleykum mbokku diaspora bi tey nag dañu ñëw di leen présenter suñu show bu bees bi ñuy wax tey mu leer tey mu leer cela veut dire que léppay leer ndax dañu yàgg dund ci naxee mbaay dañu yàgg dund ci lëndëm ndax Sénégal dañu defe ne nguur gi dafa nekk foofu ak ay gumba fàtte ne ay nit la jiital te bu la ay nit jiitalee war nga leen fonk mais pas di leen jox des informations yoo xam ne da lay leer na yow danga ko fabriqué wala di leen nax ba tax na tey fii ci Tempo Afrique ñu fas yéene leen indil émission bu ñuy wax tey mu leer te tey la commencé émission bi nag contrat la boo xam ne dañ ko am ak citoyen sénégalais ak foo munti nekk ci àddina bi fii ba élection 2019 faruñu ak ma Samba faruñu ak ma Demba waaye lu ñu gis ne mi ngi dox te jaarul ci kaw yoon ñun Tempo Afrique dinañ ko dénoncer te dinañ ko dénoncer ak ay preuves yu leer parce que am nañu ay agents yu ñu représenté partout ndax lii décision la boo xam ne jël nañ ko ak suñu comité de directeur pour ma dellu si suñu émission bi nag waxtaan la boo xam ne tey dama ci am benn invité ñu ko naan Alioune Samb ndax ñoo fi nekk ndoo di liggéey yore Tempo Afrique TV di ko gérer et yàlla def sutura yàlla def jàmm ba fu mu nekk nii toll nañ ci fi nga xam ne dara desul lu dul liggéey ba nga xam ne ñoo ngi ko doon def di ko denc liggéey bi nga xam ne ñoo ngi ko doon làq di ko préparer tey nag dafa jot ñu génnee ko ci biti wasaare ko pour nit ñi mun ko bénéficier wu moo tax ma indi Alioune fii tey pour toog waxtaan ak moom ndax suba ñu ngi jëm ci ay élections au niveau du Sénégal li ci bëree ci ay yàqu-yàqu yëpp gis nañ ko waaye jarul sax ñi ciy dugg di ci wax ndax mun nañ ko jàppee ne lii am na ba pare ndax lii naxaate nañ ko ba pare waaye tey danañu waxtaan ak yéen ci ay cas spécifique
yoo xam ne dina permettre nit ñi ñu mën a réfléchir un peu par rapport à la situation qui se pose au Sénégal balaa may sori ci loolu sunu jingle bi nga xam ne moom la ñu introduire émission bi muy Youssou Ndour dafa wax ci New Africa ne yoon bi sori na te metti na suñu invité Alioune a ngi nii dama koy bàyyi mu présenté wu ba pare jéem a dugg ci jingle bi wax ci tuuti balaa ñuy ubbi waxtaan bi. asalaamaaleykum Malick asalaamaaleykum mbokk Sénégal ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di leen ziar ci bés bu mag yi nga xam ne ñu ngi ciy dem suba. Youssou Ndour nag woy bi neex na te lu mu ci wax bëri na. yaakaar boobu rêve boobu la ñuy séntu ci africain leadership am mooy que ne ñi nga xam ne ñuy jiitu ñu wone loolu bëgg-bëgg dëkk bi ëpp seen bëgg-bëggu bopp seen gis-gisu dëkk gënal leen seen gis-gisu bopp te ci loolu seen sutura génn ci seen teraanga génn ci ñu jëriñoo ci ñoom seen bopp jëriñ askan bi. te Youssou Ndour ñun pour ñun héros la c'est un mythe au Sénégal parce que soo déggee baatu Sénégal ñun baatu Youssou Ndour la ñuy dégg. te lu mu wax ci woy bi yëpp xalaal la lu mu wax ci lépp dëgg bu wér péng la muy juboo bi boole suñu xol yi liggéey. yoon bi metti na mais suñu booloo suñu doolee ñun ñëpp mën nañu dem liggéey. donc loolu la amoon lu may wax ci introduction bi su nekkee ne Youssou Ndour woyam boobu moom loolu mooy sama gis-gis ci wax ci. mais dañu seetlu ci loo xam ne bof man personnellement xaw na ma jaaxal parce que nous tous on a grandi avec la musique de Youssou Ndour moom la ñu màggee maa ngi fàttaliku ba ñuy ñëw États-Unis dañuy dajale suñu ay yenn musique xam nga te boo koy seet li ëpp ci li ñuy dajale musique Youssou Ndour la te Youssou dafa waroon nekk koo xam ne njaaxaanaay lay tëddee ndax Youssou Ndour ñépp ko bëgg waa PDS dañ ko bëgg waa APR dañ ko bëgg amul ku ko bëggul ba suñu tolloo ba jamono bi nga xam ne ci la ñu nekk tey Youssou Ndour seetul dara lu dul ne day am fu muy féete ci wàllu politique loo xam ne wàllu àdduna la amul dara loo xam ne lu éternel la te yàlla may ko mu doon nit koo xam ne il est reconnu sur le plan mondial jàngat boobu yow naka nga ko gisee en tant que sénégalais. doomu aadama rek moo doyadi Malick aduna nag day jayee di nga dem aduna jay la ba nga fàtte ne fu ñuy dëkk fu ñuy mujjee dëkk rek a fay dëkk te Youssou Ndour toll na fenn foo xam ne ci biir Sénégal fu mu ne nii il devait être au-dessus de la mêlée. Definitely. moom moo waroon nekk ci wetu Macky Sall mu ne ko non grand lii war na jaar nii wala non war na gën a nii la gënee. même que ne Macky Sall booyam la parce que moom moo mag Macky Sall mais am na neneen lu mu waroon yore comportement boo xam ne tey jii dañuy naan que Youssou Ndour jege woon président éviter woon na lii wala éviter woon na lee mais ay yéeg ay 4x4 di uti xeex ay endroit yoo xam ne moom amul lu mu fay uti loolu pertement la pour moom parce que c'est un mythe quoi qu'on dise mythe boobu nag mu ngi koy rey te politique affaire àdduna fii lay des tey jii li ñuy wax ay Cheikh Ahmadou Bamba ay Alaaji Malick ay Cheikh Anta Diop moom foofu la bëgg turam yi egsi bien que ne représentant musique kese la mais ku nekk ak li la yàlla di maye ak ni mu la koy mayee ak ni mu ko mayee ñun xam nañ ne du loo xam ne c'est le commun des mortels la ko yàlla di mayee noonu te dogguma la parce que li ma bëggoon indi ci loolu pour ñu préciser ko parce que also il faut que ñu dem ci un cas très spécifique parce que Youssou Ndour man dama mënul comprendre xam naa di ma ko jéem a leeralal parce que booy xool Khalifa Sall maire de Dakar li xew mooy boo ko xoolee ci jàngat dañ ko jël tëj ko kaso te ñu ko tëj kaso mook ñoom Youssou Ndour ñoo far ok mën nañ d'accord kaso beeg yooyu yëpp am parce que jusqu'à la preuve du contraire mënuñu ne Khalifa tooñ mënuñu ne nguur gi ñoo tooñ donc ñun dañ ciy maandu rek pour le moment
mais nag dama gisul nga jël nit ki tëj ko kaso ba pare ne da ngay dem ci buntu këram di ko ñaawal. man foofu rek laa xaw a am benn problème te xam naa di nga ma ci dimbali tuuti. non loolu moom laa doon jéem a egsi Malick. mooy que ne ñun xaarewuñu woon Youssou Ndour. si melokaan yooyu. Sénégal fu mu ne nii du lu koy taal ñun utuñu loolu fu mu ne nii. lépp loo gis si àdduna si jàmm lay xewee. tey ji su amee alal bu dul jeex te amoo jàmm sa biir kër amoo dara. li ñuy ñaan d'abord si jàmm lañ koy ñaanee te li ñuy ut it si jàmm lañ koy utee. Youssou Ndour fi ñu ko doon xaaree mooy que mu taxaw ak Macky Sall ne ko ah grand wala sama boy lii de rafetul maire de Dakar nekk fii si maire bi yéen a àndandoo ba egg si fii. projet bu mu teg si kaw taabal bi ngeen damm ay tànkam. lu mu teg ngeen teggi parce que tout simplement ya ngeen ni préparer. ay élection te ñun élection yi parce que quoi qu'on dise politicien mooy chef d'entreprise boo xam ne moom moo yëre dëkk. donc tey jii ñun suñu yoree tempo du ñuy ñaan yàlla mooy que ne ñu ne ah télévision bu gën a réussi àdduna bi ay africains ñoo ko fi tabax. ci kaw dëgg. ci kaw dëgg. mais yow tey jii nga bëgg a jiite dëkk keneen ku bëgg a liggéey nga ne na ko yàqal liggéeyam. kooku ban yéene nga amal dëkk ba parce que su nekkee ne damay parparloo dëkk mënu faa génn. dëkk lu koy doxal doomu aadama yi fa dëkk yépp ñooy boole seen ay doole lu Youssou Ndour wax si woyam bi sax. ñooy boole seen doole ànd liggéey ne ah lii bëgg nañ ko fi jëlee coono bii tegu si kaw doomu aadama yi ñun bëgg nañ ko fi jëlee. mais su tegee trottoir ngeen ne non trottoir mënu fi tegu su ne day defar lii ngeen ne non mënu ko def lu mu def na ngeen indil ko ay problème ba léegi dugal ngeen ko si kaso bi teg dinaa egg si yeneen. ñi nga xam ne waroon nañ nekk si kaso bi ñu ngi taxawaalu fii si mbedd bi. Sëriñ Malick ñi taxoon ba ñu indi fii ñoom Macky Sall teg leen fii au pouvoir. du lii du ñëw fii pour dugal Karim Wade gulet teg ko fii si kaso bi kenn xamatul sax alal boobu. yooyu dinañ ci ñëw. dinañ ci ñëw kon bu ma comprendre bu baax. Youssou Ndour du ñu def lu dul xëj na lancer ko un appel solennel. man de su ma amoon lu ma koy wax dinaa ko ne Youssou Ndour bu lëndee na nga démissionné ci politique. ba léegi sénégalais yi ñu ngi lay comprendre waaye bu weesoo lundi nag kenn dootu la comprendre da nga war a démissionner ci politique ñu jàll ci yeneen. incha allah suba. xam nañ ne suba mooy élection législative yi au Sénégal mais lu jiitu élection législative yi su ma juumul dafay mel ni Sénégal dafa am président boo xam ne dictateur la. ndax li mu tëj ci ay nit kaso bëri na te da lay tëj ba mu neex ko ñu génnee la comme prenons le cas de Khalifa Sall Khalifa Sall dem na ba nekk un barrière boo xam ne xalaat nañ ne kii day nekk président suñu deful attention ñu jël tëj Bamba Fall ñu jël tëj Karim Wade ñu tëj ba mu neex leen à 3 heures du matin lu ma mënul comprendre parce que bu fekkee yow détenu nga dañ la tëj kaso possible yow sa casier judiciaire yàqu na mais nit koo xam ne casier judiciaire am yàqu na nga jël ko à 3 heures du matin génnee ko dëkk bi waaw wax ñun ban Sénégal la ñu nekk. Malick te Sénégal bu ñu dëkk fu mu ne nii mooy li nga wax rek mooy du ñuy jël dëkk def ko fen jël fen def ko dëkk. mag day yeewu suba teel tiim mbooloo mi yëpp askan bi yëpp wax démb lii. suba mu yeewu wax leneen te dara du ko ci fekk. Karim Wade tooñ na Sénégal baayam tooñ na sénégalais yi mais li ñuy fàtte ci élection yu mujjee yi Sëriñ Malick. mooy Macky Sall 25% rek la ko sénégalais ñoo ko voteel. ci 25% yooyu bi ñuy dem deuxième tour la ko 40% yeneen yi nga xam ne voté luñu ko woon yokk ci ay dooleem. mu nekk président. bi muy yéeg c'était un président par accident c'est-à-dire que le Sénégal. mooy li ñuy wax président par défaut. par défaut. ok par défaut la woon. c'était pas un mandat clair que les Sénégalais lui ont donné pour que mu def lu ko neex. y avait les assises nationales yi nga xam ne dañu toogoon ay doomu Sénégal toog nañu waxtaan si. ñu teg un document ne lii la ñu bëgg mu tegu lii la ñu conditions yi la ñu bëgg réew mi doxee. bi ñu egsee ñu jël document boobu teg ko de côté ne loolu ñoom seen yoon newutu ci. ñu créé fi ay naxee mbaa yi nga wax commission yu dul jeex commission dugg na fii génn na fee.
loo xam ne yokkulul dara diaspora bi. astafurlah askan bi. Sénégal nag toll na fenn foo xam ne ñun doomu Sénégal ñooy ñëw yeewu faj suñu soxla. yàlla dafa may nit xel. xel nag lan lay jëriñ mooy nga jëriñoo ko. fu mu ne nii caaxaane nañu suñu bopp fooye nañu suñu bopp ba nga xam ne fu mu ne nii comme pakuti lañu. peuple boo xam ne fu mu ne nii kenn xamatul lu muy nuroo la. Karim Wade su tooñee da ngeen koy teg ci loi. ñu jugé ko ne lii nga defoon lii nga defoon. mais Abdoulaye Wade bi muy ñëw au pouvoir 100 ministres xanaa am na ko. si 100 ministres yooyu. ku fa def ñaari at liggéeyatul dundam. definitely. te politique du pour nit amee fa alal. alal da ngay béy nga am alal nga am entreprise nga am alal wala nga jaay dara nga am alal. mais ñun Sénégal ñi am alal mooy ñi nga xam ne ñaari at lañ fa nekkee defuñu fa dara. liggéey lu ñu askan bi. ñooñu nag ñooy taxawaalu si biir dëkk bi yore alal bu dul jeex te kenn mënu si ñoom dara. dara definitely. loolu mooy jumte bi mooy caaxaan bi nga xam ne dugg na si dëkk bi fu ne nii Malick. tant que nag yooyu ñu ngi fa. ñun pour suñu développement dina jafe. dëgg nag muy développement lépp loo gis lu teguwul si dëgg du sotti. te du dem. may fàttali diaspora bi ak di fàttali sénégalais yi ne seen émission tey mu leer ci la ñu nekk mën ngeen ñu contacter nag fu nekk Tempo Afrique TV suñu numéro xam naa dinañ ko affiché 612 224 2020 képp ku ci am xalaat képp ku ci am contribution boo xam ne yow war nga ko mën a apporter bu war a mën a jëriñ Sénégal jëriñ diaspora bi ñu ngi lay ñaan nag ñu woo xamal ñu ko et from there mu ñu gën a seet nu ñuy gën a avancer léegi Alioune ma am leneen loo xam ne lu ma jaaxal la biir Sénégal ndax wax naa la ko fii léegi question bi ma la posé par rapport ak Macky Sall comme un dictateur peut-être mais xalaatoo ne aussi opposition sénégalaise bi ñoo ko permettre mu mel ni mu mel parce que dama mënul comprendre ñun naka la ñu mën a waxee ne ñun suñu président par exemple bi ñuy yor da ngay waaru dugg na fii génn fii ba pare ñu jël 47 coalition teg leen pour voter ay député est-ce que loolu lu yenn maanaa la xalaatoo woon ne par exemple yéen da ngeen xool ne produit bi du produit bu baax est-ce que waruñu mën a booloo en bloc dëgër pour mën a xeex li nga xam ne nekku fi te du dëgg. Malick ñun suñu problème mooy politique la xam nga sànq nee naa la. ñun ñooy dëkk boo xam ne ñi am alal ñi. mooy ñiy politique. du ñuy liggéey de. du ñu am entreprise ne man lii mooy sama xalaat lii lay defar. wala dama am ay tool lii lay béy. xam nga Amérique fii ñi fi am alal mooy ñi nga xam ne ñoom moom seen alal. ñoom Obama ak ñoom Clinton moomuñu xaalis dëkk bi. ñun nag suñu dëkk yi ñi nga xam ne amul dara lu ñuy produire su dul wax suba ngoon. pour laayee si boppam yorewuñu ko. ñooñu ñoo yore dëkk ba. léegi on a une mafia politique bi nga xam ne c'est une classe boo xam ne ñoom ñoo nekk si kaw nguur gi depuis temps tubaab ba nag ñooñu lañ fi teg. donc intérêt Afrique pour mu avancer. day jafe si conditions yi ñu nekk nii fu mu ne nii. donc cette classe politique là seen biir. kay day xuloo tey pour rek ñu tegaat ko fa. kooku génn dugaat si beneen fenêtre ba. noonu lañ fi nekkee. parce que tey ji soo xoolee ñi fi nekk tey ji muy Niass muy Tanor. depuis temps Senghor ñu ngi fi. ñooñu ba tey jii ñoom ñooy dicté loo xam ne mooy xew si dëkk bi donc pratiquement 57 ans yoo xam ne. c'est les mêmes têtes ñooy jël décision yi. donc seen xeex bi seen biir. du réellement xuloo boo xam ne day jëriñ askan bi la. mais ay kii xëcc na fee ki xëcc na fee parce que jox nañ la 5 ans wala 10 ans nga ñëw toogaat lekk. ba suur ñeneen ñëw toogaat mais c'est les mêmes individus yi nga xam ne ñooñu lañ fay teg ba tey jii. donc opposition quoi qu'on dise léegi am na xeet bu bees. xale yu ndaw yoo xam ne ñu ngi ñëw ñoom Sonko ak ñoom Abdourahmane Sarr ak ñeneen ak ñeneen. ñoo xam ne ñu ngi indi xalaat yu bees. ñu ngi indi ay gis-gis yu bees. ñoo xam ne il est temps que sénégalais yi commencé di leen jox doole. parce que xalaat bi nga xam ne moom nga yore woon démb su nekkee soppiwuloo ko même xalaat bi mënul changer li nga xam ne tey jii moom mooy sa problème. même xalaat bi indi problème bi kooku problème rek lay indi. il faut nga indi xalaat gis-gis bu bees nekkin bu bees. pour que dara changer. definitely waaw. ok ci maa ngi xool ko rek also Sénégal xam nga rek ñun Sénégal dafa mel ni par exemple pax la ñoo ngi ko tiim di gis lépp li nekk ci biir
ci defe naa waa APR la waa APR mu am ci koo xam ne ku jege Macky Sall la ku démissionné ñu koy wax Alassane Sall man sax jour boobu laa koy door a gis mais dama dégg ci ay déclaration mu ne président bi nga xam ne moom la àndal doon ko campagnal dafa doon koo xam ne ku dëgër bopp la man nag duma lepp sama ay wax dama koy wax ni ma ko déggee du déglu te lu ko neex lay def moo tax je reviens toujours à dire que donc bu ñu demee ba am yooyu témoignage yëpp nit ñi di génn mu am ay éclatement même démb dégg naa seen meeting bi nga xam ne ñu ngi ko waroon def ay perturbation la mujj ba ñooñu ci yan condition la ñu mën a yore réew. xam nga réew Malick entreprise rek la ay nit ñooy booloo ne man béykat laa man électricien laa kii ne man mécanicien laa kii ne lii laa lee laa ñu jël dëkk boobu yëpp ñu boole alal bi ñu ne suñu boolee suñu doole ñun ñëpp dina gën a jur ñu jël si kenn ñu ne la yaay président bi mais xam nga nguur dafa doy waar te doomu aadama dafa doy waar doomu aadama doy na waar boo xam ne soo ko joxee doole bu ëpp muy du ko xam lu mu ci defee lu mu ciy defee psychologie la loolu donc egg nañu fenn foo xam ne tey jii on n'a pas de contre-pouvoir président yi nga xam ne parce que ñoom tubaab bi loolu moo leen arrangé woon mooy que ñu am benn président bu fort ba nga xam ne kooku moom moo leen négocier ak ñoom kooku suñ ko jëlee ba noot ko kooku mën a noot ay nitam donc aspect dictatorial pouvoir bi ngay gis en Afrique loolu moo tax ils ont besoin d'un pouvoir présidentiel fort mais président bu fort c'est dangereux pour une société à moins que mu nekk une société boo xam ne plan lay doxee comme ay Union soviétique bu njëkk bi wala Chine bi nga xam ne loolu mun na dox mais ñooñu ils investissent seen biir dëkk te dañu tëju ñun nag tëjuwuñu duñu dëkk yoo xam ne dañu tëju dañu ubbeeku bu mu ëpp donc dëkk bu su ubbeekoo bu mu ëpp noonu il faut que entreprise yi nekk si biir dëkk bi am doole nit ñi nga xam ne ñoo bokk doole dëkk bi am ay kilifa comme kër ji diine yi ni ñu mel ni ñu am ay entreprise yoo xam ne entreprise yi noonu la ñuy mel si biir dëkk bi dëkk yooyu nag après day démocratique parce que doole bi si ay entreprise lay nekk pas si ay benn nit dëkk boo xam ne mënul jur produire dara dëkk boobu mënul développé wu parce que entreprise yi nga xam ne ñoom ñooy développé ñëpp si mbedd bi lañu nekk donc soo jëlee suñu dëkk yi ay président comme Macky Sall du ñuy am pouvoir yoo xam ne day ëpp donc législative yii ñuy dugg nii fu mu ne nii loolu moom mooy contre pouvoir yi mooy wàññi doole bi nga xam ne moom moo nekk si benn loxo nga jël ko nga delloowaat ko si nit ñi ku nekk Kolda fee te dañ si egsiwaat si yeneen explication yu gën a leer ku nekk Kolda il faut mu am représentant boo xam ne moom lay représenté moo xam ne député boo xam ne waa Kolda la mais quand tu entends un député ne man député Macky Sall la wala député Abdoulaye Wade la mooy que ne xamul luy député definitely député da ngay représenté sa gox bi nga nekk ne ñun de waa Patte d'Oie lañu mais am nañu suñu député ñeneen ñun waa Médina la ñu wane am nañu suñu député problème yi am Patte d'Oie nga dem régler ko foofu loolu mooy député mooy kër goo xam ne ñëpp dañ fay tase ku nekk indi sa problème ne waa léegi la mooy priorité ñu ne comme nag ñii du ñuy waaj a dee amuñu lu ñu lekk ñu jël xaalis bi ñu ne ñu jox leen ngeen lekk ñu ne naa ñi amuñu fu ñu dëkk ñu ne xaar ñu tabaxal nañ fu ñu dëkk mais soo gisee alal bi nekk Sénégal da ngay dégg ay milliards rek mais milliards yi munoo dem ba taxaw gis dara loo xam ne moom moo lay fendeel ne xaalis dugg na fi dañ koy séddoo seen diggante parce que boo koy encore ma indi la beneen jàngat boo xam ne def nañ ko parce que boo xoolee Sénégal aussi ci lu leer lu jiitu élection yi mbirum carte électeur yi parce que lan la ñu wax ne dinañu dépenser lu toll ci 50 milliards loolu xaalis bëri la de 50 milliards ñu ne dañ koy déposer dañ koy def ci carte électeur yi bu fekkee gouvernement la boo xam ne seen plan d'action dafa doon loo xam ne lu dëgër la lu tegu ci kaw yoon la bu ñu nee ñoom dans 2 ou 3 mois dinañu prêter carte d'électeur yi donc loolu dafa woon doon situation boo xam ne dooruñu ko contester mais ñi ñëw ba à 4 jours li ñu dégg ump la man daan xaar nag yow lan nga xalaat ci loolu qu'est-ce que tu penses de ça. Malick gis-gis bu njëkk bi mooy ñun Sénégal il faut que ñu commencer waxante dëgg ñun adduna bi yëpp projet buy am Sénégal
mooy projet yu gën a cher si kaw suuf. si kaw suuf laa wax de. loo xam ne yeneen doomu aadama yi $1 lañ ciy fay ñun $10 lañ ciy fay te duñu comprendre lu tax ñun ñuy fay $10 ñeneen di si fay $1. dëkk mënul avancer si condition yii. 50 milliards xaj na feneen si biir Sénégal xaj na feneen laa wax si biir Sénégal loolu du priorité pour niñ ko mën nga tegee. kooku benn la. ñaareel bi Malick su ma la joxee sama liggéey nga ne ma dans 4 mois laay pare liggéey bi parce que liggéey bi ça fait depuis mai daaw lañ ko teg. société bi ne woon ne moom moo gagné kii bi ñu ne 4 mois dinañu jollaw suñu ay kayit. Malick su ma nekkee man contracteur la ma jël sama projet ne damay def liggéey bi. liggéey bi motul soit naa delloo sa xaalis wala ma am si lu ma siy delloo wala leneen ak leneen. élection yi ñuy jublu nii juin la waroon xewee ñu ngi juillet parewul. te nee nañu sur 10 cartes 7 lañ ci joxe 3 cartes nag dafa bëri. parce que quoi qu'on dise tey jii gouvernement bii jiite tey jii suñu amee 35% 40% électorat bi leen dese. foofu la ñuy yem. donc su ma comprendre bu baax parce que gouvernement la ñoom ñooy gérer lépp xam nañu lépp donc peut-être ils ont priorisé dañu jël ñi nga xam ne ñoo bokk ci seen groupe ñu prioriser leen. loolu nag moom la Bamba Fall wax. parce que ñi jot seen carte fu mu ne nii. nee nañu ñoom seen ay partisans jot nañu seen ay carte donc xel dafa tey ñuy dem élection fu mu ne nii te lamb bi leerul. arbitre yi seen mbir leerul kenn xamul acte bi fu mu jëm. te loolu baaxul ci dëkk. dëkk nag fu mu egg fu mu ne nii Sénégal ñu ngi wax am na gaz Sénégal am na pétrole. adduna nag nit da ngay seetlu ay misaal kese la lii xewoon ay Libéria lii xewoon ay Côte d'Ivoire lii xewoon feneen ak feneen. ñun doomu Sénégal ñu ñëw si jugal suñu bopp ne lii bu mu fi xew. caaxaan bii nag foo bii Sénégal dafa ñeme seetaan ñun nag fi duñu màtt suñu làmmiñ li ñuy wax moomu la. fu pétrole am gars yi tas ko def fa guerre. loolu laay wax nag. def ko guerre donc nag su dee par exemple le gouvernement ñoom jëluñu ay mesures yu adéquats yoo xam ne dina leen permettre ñu mën a gérer ressources yi nga xam ne génn na Sénégal d'une manière adéquate kon ay problème rek lay jur ëllëg ay problème rek lay jur ëllëg. gis nañ fi Soudan bu sud gis nga lu fa xew ba tey ji mënuñu fa régler problème ba. alal nag su mu dëkkee Afrique bu ko te teguñu dëgg bi. Sénégalais dafa war a jël dëgg teg ko ci kaw lépp. bàyyi naxeem bàyyi caaxaan bi. ñun ay jullit lañu tey jullit lépp lu muy def ci dëgg la koy teg. dëgg mooy sunu yàlla mooy lépp mais nekk fii ay caaxaan kese tey nga nax ñii suba nga nax ñee loolu problème la ñuy indil. waaw li nga xam ne moo ñuy aar moo ñu jël dëgg tegaat ko fi. waaw et puis aussi ma am loo xam ne aussi jàngat naa ko ci biir Sénégal parce que je suis la politique sénégalaise dama koy suivre. xam naa gars yi dinañ jaaxle sax ci olof bi ñuy làkk ndax lépp leer ndax ñu ngi suivre Sénégal chaque jour mais soo amoon tey conseil boo xam ne par exemple da nga koy jox le président de la République sénégalaise Macky Sall parce que su ma comprendre bu baax a baax dafa mel ni président la boo xam ne communication dafa des. passé na des mais looy wax loo xam ne fu mu ne nii daf la yitte. xam nga Sénégal. dëkk bu yomb liggéey la. nit nag sooy liggéey yow yaay jiite loolu la sas la. mooy fu mu gën a métti yow yaay taxaw day 7 heures du matin président mu ngi liggéeykaay ba ñu ne 8 heures du soir moom si lay génn bureau ñu ne problème am na fii ñu ne président fa jiitu kooku mooy jiit mais jiit boo xam ne buggoo naaj bi laal la buggoo coono dal la. kooku du jiit. suñu dëkk yi il faut que nit ñi xam ne lii koy génnee ci sous-développement liggéey la du caaxaan luy liggéey nag mooy kooku jaamu yàlla la. jaamu yàlla mooy que ne fii sabilillah mooy yoon jox nañ la kër fayoo kër ga fayoo loo ndox fayoo essence. fayoo loo lekk mais nga mën liggéeyal nit ñi. lu ñu lay laaj mooy que nga ñëw wàcc ci terrain bi problème am na nga dem ba jóg wàcc fa ne la moo fi xewoon. lu tax li xew fi loolu mooy président. mais président di dugg ci ay avion di wàcc ay oto loolu du président. parce que il fait partie des présidents qui voyagent le plus. ñi dàq voyager ci la bokk dégg naa. liggéey lañ dul def Malick entreprise yoo entrepreneur nga. businessman la soo liggéeyul ci liggéey bi doo lekk. liggéey nag nit da nga koy jox coonaam da nga koy jox sasam. ci jaamu yàlla bokk ci pilier wu jaamu yàlla bokk.
mais ñun da ngay gis nit koo xam ne suba ba ngoon liggéeyam mooy wax. musoo yore poulailler laa la wax musoo ko yore te nit ñaa ngi lay seetaan di leen falaat su nekkoon alal yooyu day jige jibokaa du nekk si politique ba tey ji depuis 25 ans ñi bi mu am 25 ans ba tey ji mu ngi si nguur. parce que musuñu laal lu lew. du leen jëriñ dara. du leen jëriñ dara ça c'est vrai ça moom c'est vrai c'est totalement vrai quoi. donc ñun il faut que ñu gisaat gis-gis bu bees am àndandoo bu bees am nekkin bu bees seetal nag suñu xel yi seetal suñu xol yi bàyyi yëfu caaxaan yi nga xam ne loolu la Sénégal nekkee fu mu ne nii politique politicienne bi dana doo leen dem fenn ñun ñëpp ay tardé nag du ñoom rek ñooy tardé seen bopp parce que mafia politique du fa nekk tant que raxasuñu ko génne ko foofu Sénégal développement du fa ñëw nañu am nag jamaa adduna bi yëpp gis ngeen ay dëkk yu mel ni Équatorial Guinée alal bu dul alalu jinne am nañ ko 1 million de nit passé wuñu ko ba léegi ils sont sous-développés dara xew fa donc ñun nag il faut que ñu yeewu xam ne du am nañu pétrole foo tawlu ci télé yi ñu ngi wax pétrole fajul dara naar yi ëpp pétrole fu mu ne nii problème rek la ñu am donc fu mu ne nii nit xalaat lay jëriñ ñu bokk suñu ay gis-gis bokk suñu xalaat nu ko Youssou Ndour waxee mais liggéey bàyyi caaxaan bi politiciens yi soo gisee ñuy fooye ba tey ji di ñu ñëw nax ñu sàcc suñu 1000 francs jox ñu 50 francs ba pare ñun ñu kontaan kooku mënul sotti. wala lebal ñu xaalis bu ñu dul fay ba abadan kooku mënul sotti. yaa dañu delluwaat si dëgg liggéeyal dëkk bi ñun ay doomu Sénégal lañu ku kenn du ñëw nettoyer suñu dëkk bi. parce que man dama xool ne par exemple lii li ma lay dolli tuuti rek. gis nga gouvernement yi dafa mel ni gëmuñu yàlla. parce que da ngay seet le plus pauvre famille sénégalais lu mu metti dinañu xeex même bu nekkee sax benn añ la ñuy am teg ko añ ko ba pare seen xel dal dinañ ko def mais lu toll ni gouvernement yow nga waroon xool gëstu utiliser ressources yi nga xam ne yow moom nga am sa biir dëkk jël ko essayer ko développer pour jéem ci dund te fàtte waa extérieur bi mais li ñuy def toujours rek mooy li nekkul ñu dem lebi xaalis te boo lebee xaalis ñi jox la ko tu es conditionné mooy li nga wax nii léegi rek dañ lay jox xaalis bi ba pare nga jël ko def ko ci ay denrées ci biir dëkk bi du jëriñ sénégalais yi dara ba pare nag léegi nga am bor boo xam ne yow léegi chaque jour oui monsieur ngay wax oui monsieur ba kañ. oui monsieur boobu nag Malick. tant que sénégalais yi yeewuñu tant que africains yi yeewuñu. oui monsieur boobu oui madame boobu. moom lañ fiy nekkee dëkk lu koy avancé loo mooy ñun ñuy dëkk si koñ yi ñu jël suñu dërëm suñu ñaar dërëm ñu ne kaa la ñu jënd ay garab ji ko fii. kaa la ñu daalee fii kaa la ñu bale kaa la ñu jënd lii. mais ñun depuis temps colonial bi li ñu tàmm rek mooy ñu ñuy jox. ku ñuy jox rek. te Gelawaar wax na ko. waaw wax na ko film boobu. ndax film Gelawaar boobu bu ko seetaan. wax na lépp. war nga xoolaat sa bopp bu baax boo dee njiit war nga xoolaat sa bopp bu baax. mais c'est que moomuñu suñu réew yi sous l'emprise coloniale la ñu nekk ba tey ji nit koo xam ne sa alalu dëkk moomu loo ko. alal xaalis bi nga xam ne fu mu ne nii moom lay jóge ñun moomuñu ko. suñu dëgg xaalis dëkk bi dëkk am xaalis su nekkee ne tëj nañu robinet bi dëkk bi amatul xaalis. dara du fa ne. naka nga mënee nekk kooku ça fait partie de la première chose boo xam ne état da ko war a garantir boppam. definitely ma dellu si sunu auditeurs yi di leen xamal ne seen émission bu bees ñi naan ko tey mu leer daañu leeral lépp incha allah bu neexee yàlla fu mu nekk nii nag Alioune ñi dem si sunu defe naa 3e étape jéem a wax tuuti ci pépinière bi nga xam ne gis nañu ne mi ngi meññ Sénégal ñu koy wax laaj ñoom Ousmane Sonko xale yi daal. xale yi mooy sunu maas gi ñoom Ousmane Sonko ba ci gis naa si sax benn waay boo xam ne que j'admire trop bien même ñi koy wax Tunkara. moom it mi ngi ci ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne boofu prenons le cas de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko fi mu jaar ba egsi ci politique bi ñun ñëpp umpuñu. xam nga donc gisaguñu seeni acte en tant que responsable politique dëggantaan. mais fi ñu jaar ak seen background wane na ñii Sénégal war na am espoir ci ñoom ñooñu lan nga xalaat ci ñoom. Malick question bi nga laajte mooy question bu pertinente. parce que nit koo xam ne wonagul la boppam. au moins kooku am nga si yaakaar
mais koo xam ne won na la boppam ba pare gis nga ay jëfam gis nga melokaanam kooku mënutu laa bett ñun nag mënuñu chaque fois jël même nit ñi di leen fi tegaat loolu mënul sotti un Moustapha Niasse lu mu mënuloon Sénégal jeex na un Tanor Dieng lu mu mënuloon Sénégal jeex na un Idrissa Seck lu mu mënuloon Sénégal jeex na donc la façon de voter au Sénégal si bopp la ñu war a changer parce que nit ki comme je te disais tout à l'heure man su ma nekkee waa Guédiawaye laa su may voté damay votel benn nit ne waa Guédiawaye la ma votel kooku mu jeex ma xam ne kooku laa votel mais tey jii ñoom système bi ñu teg mooy que ne dañuy jël pañe dugal si ñëpp si pañe boobu nag di nga si choisir koo xam ne bëgg nga ko di nga si choisir koo xam ne bëggoo ko parce que man Macky Khalifa Sall li ñu ko teg metti na ma lool parce que jël loo xam ne lu toll ni maire nga jël ko dugal ko si kaso bi nii ne ko ràpp te dara leeru ko ci loolu du yoon du jaarul yoon mais am na ay nouveau gauche yoo xam ne comme tu dis bien ñoo xam ne ñu ngi ñëw si langue politique bi ay Ousmane Sonko ay Abdourahmane Sarr ay Tunkara mi nga tudd ak ñeneen ñoo xam ne ay xale yu ndaw lañu ay indépendant la ñi nga xam ne ay parti yu bees lañu ñooñu la sénégalais yi war a jël jox leen dëkk bi ñu xool lan la ñuy dur lan la ñu fi indi loo xam ne lu bees la lu màgget rek la fi juraat duñ fi indi dara loo xam ne ñun xam nañ ko donc fu mu ne nii toll nañu loo xam ne fu mu ne nii dëkk bi nañu gëm yàlla wóolu yàlla jël ñi nga xam ne tey jii am nañu yaakaar si ñoom Macky Sall c'est pas parce que ne on a fait une erreur qu'on va pas répéter on va continuer ba nga gis doomu Sénégal yi nga xam ne tey jii am nañu intégrité liggéeyal askan bi jaral na leen lu ne ñu jël dëkk bi jox leen ko parce que lu fiy génnee dëkk bi Malick mooy ñu gëm yàlla ñi nga xam ne yaakaar nañ ne suba am na kenn koo xam ne yàlla lu tudd te dinañ tase ak moom definitely sur la même ligne parce que yaa ngi wax sama xel am ci lu mu dal yan chance la Macky Sall am en 2019 su nekkee ne si yoon la tegu su nekkee si yoon la tegu parce que ñun Macky Sall li ñu doon xaar si moom mooy mu ñëw teg ay institutions yu solide mu jëlee fi Sénat bi loolu si ay kii la bokkoon ñu ne nañu wàññi gouvernement bi yooyu si la bokkoon nañu jël xaalis bi nga xam ne mooy dëggal dëkk bi ñu investir ko si biir dëkk bi nga xam ne nit ñi nañu mën a màññ nga xam ne développement ak yaakaar mën nañu egsiwaat si dëkk bi ñu ne am na ñu ko wër Ousmane Tanor Dieng am na expérience politique Moustapha Niasse am na expérience politique ñooñu nañu ñëw wër ko ñu liggéey ñu tege institution yu solide yoo xam ne tey jii ëllëg li si biiram kenn du mën a jalgati yoon bi si biir Sénégal lépp tegu si yoon mais malheureusement bi Macky Sall tey dinaa wax dara tey Macky Sall fii lañ ko njëkk a jox néeg dugg ak moom si néeg taxaw moom waxtaan fii ci Minnesota bii te moom xam na li ñuy wax billahi ak waxtu bi donc kon Macky Sall bu fekkee yaa ngi ñuy déglu na nga fàttaliku ne Minnesota nga commencé sa campagne te la nga waxante woon ak ñun defoo ko Alioune je te laisse continuer waxtaan bi gis-gis bi yooyu yëpp fàtte nañ ko fu mu ne nii politicienne bi egsiwaat na te quand les gens disent que Macky Sall n'écoute pas ça ce n'est pas vrai bi muy ut li ko nit ñi waxoon ba muy ut def na ko ba agsi ba am lu muy am fu mu ne nii tey jii def na ko donc fu mu ne nii ñun lu ñu war a ut mooy des gens intègres parce que on va continuer à changer Abdou Diouf doyu ñu woon teg nañ fi Wade gis nañu Wade lu mu fi def ak lu mu fi wàññi ok Macky Sall teg nañ ko fi tey jii gis nañu lu mu fi def ak lu mu fi wàññi Sénégal nag lu mu soxla mooy des gens intègres des gars yoo xam ne fu mu ne nii liggéeyu dëkk bi moo leen sas dërëm ak ñaar dërëm bi ñu soxla mën nañ ko liggéeyal seen bopp mais pour ñëw tegu lekk si kaw li nga xam ne le peu que ñun sénégalais yi ñu am nga bëgg a paccoo ko ak seen waa kër ak seen ngeen foowee dëkk bi kooku ñun duñ ko seetaan 2019 nag sénégalais pesum kanam yow yaa koy fajal sa bopp pesum kanam nit moo koy fajal boppam waxuma 2019 2017 bii balaa ñuy egg si 2019 boobu laay ñaan doomu Sénégal boo xam ne bëgg nga Sénégal su nekkee ne jox nañ la xaalis jox nañ la leneen ak leneen nga bàyyi loolu nit ngor la nit su nekkee ne ngor desitu fa rek dara desitu fa ñun nag loolu la ñu war a jëlaat am jom tuuti suñu bopp sénégalais il faut mu sas boppam jom am kersa am dara lu ñuy rus
wala lu ñuy ragal. fu mu ne nii nag élection yii suba ku nekk na nga voté sa conscience kenn mënu leen fi jox alal yi ñu leen di jox alalu dëkk bi la moomuñu ko sàcc na ku ànd ak moom sàcc nga kuy sàcc ku ànd ak moom sàcc nga. te Alioune si sàcc boobu nga wax nii si laay peut-être terminer émission bi xalaatoo ne élection yi sàcc dañ ko ba pare mais ki la promettre ne dinaa la defaral ay carte jël xaalisu dëkk bi yëpp dugal ko ci lu toll ci 50 milliards lan lañ ci mën a liggéey Sénégal. waxuma la Sénégal kay bëri na 50 milliards kay Malick. 50 milliards fu mu ne nii ay dispensaire defar nañ ko ay école tabax nañ ko si lu nekk loo xam ne tey parce que dañuy wax. wala aussi mu doon loo xam ne bor bu ñuy éponger la parce que 50 milliards yi woo dama dañ ko lebi. non dañ ko lebi mais 50 milliards tu dois payer 105 ans chaque année war nañu fay 10 milliards fu mu ne nii loolu mooy contrat bi. contrat bi ñu signé fu mu ne nii. ak malaisien mooy que ne chaque année dinañ leen fay 10 milliards si contrat bi. te bu ñu jëloon def appel d'offre ci sénégalais yi parce que korog dama yéemu ci àddina dama doon seetaan benn télévision bu ñuy wax Sen TV au niveau du Sénégal. maa ngi leen di nuyu en même temps quoi. parce que dañu wane benn xale bi Tambacounda la dëkk xale bu ndaw. déggul sax français. xale bi di defar ay avion avec des ni ñu koy waxeeti matériel yoo xam ne daf koy récupérer. defar avion. ngay gis avion yi nii. mu leen la kii ku ko joxoon matériel complet mu defaral la lu doy waar. donc sénégalais bu fekkoon par exemple président bi dafa génn def appel d'offre nga defa ne carte électeur yi ñuy wax danañu coûter 50 milliards. peut-être avec 2 millions mën nañu am tous les cartes électeurs qu'on veut. du ñu coûter 50 milliards mais problème bi ma waxoon sax te loolu ay dinañ ci am ay émission waxtaanaat ci. développement mooy que ne c'est local. mooy entrepreneur yi nga xam ne duñu local ñoo xam ne si dëkk bi la ñu dëkk ñooñu ñooy investir si biir dëkk bi mais tey jii su nekkee ne dama jël Orange jox ko alalu dëkk bi yëpp Orange def 1000 francs Sénégal jël 800 francs yi génne ko 200 yi rek mu bàyyi ko foofu naka nga bëgg a avancer xam nga c'est des données yoo xam ne c'est simple. xel lu looy jëriñ tey jii su nekkoon ne 1000 francs yooyu si biir Sénégal lay des kooku dina am njëriñ ñi askan bi. definitely ñun nag. suñu xol yu xat yi mooy que ne sénégalais boo xam ne tey ji mu ngi avancé ñun kooku la ñuy njëkk a xeex entreprise locale yi nga xam ne ñooñu ñoo war a avancé ñooñu ñoo war a yore développement dëkk bi ñooñu la ñuy njëkk a xeex Wade def na ko fi Jean Lefebvre Sénégal gis nañu lu mu fi def y avait une seule entreprise sénégalaise boo xam ne mu ngi doon dox ICS la tuddoon yàq nañ ko fi léegi ay indien ñoo ko moom donc tant que nit bugguloo ñi nga xam ne ñoo nuroog yow ñi nga xam ne sa askan lañu ñooñu ngay njëkk xeex développement dina fi jafe donc li ngay wax nii léegi loolu mooy base du développement. mooy que ne projet yu mel noonu que des entreprises locales yi nga xam ne fu mu ne nii si biir dëkk bi la ñu dëkk ñi nga xam ne seen ndey seen bàyyi si dëkk bi la ñuy yeewoo. seen dépense foofu lañ koy joxe yooyu du ñu jël alal boobu jox ko ñooñu léegi nag mais xam nga loolu mooy li ma lay wax nii. mooy que ne contrat bi ñu koy signé tubaab bi dafay ñëw naq leen indi ay valise su xaalis bi këyit kese la. ñun nag lu ñu doon def suñu temps maam yi di ñu jox ay seetu moom la tubaab bi di def tey jii di ñu jox ay maletu xaalis. daal colonisation bi daal la ñu jël indi ko d'une autre manière. d'une autre façon su ñëwee na nax ñu ak xaalis boobu ñu dugal leen si ay néeg. kayit kese lañ leen di jox. alalu dëkk bi loolu mooy lu alal réel loolu mooy lu réel foo boobu nag lañ africain war a yeewu. alal c'est pas compliqué c'est pas compliqué. mais nag il faut que nga xam ne ñi nga xam ne ñoo war a def liggéey bi ñu teg leen ci place yooyu mais ñun Sénégal li ñuy def mooy naxee mbaay tant que maa ngi ñëw jox la fi tuuti nga nangu jox ma contrat bi mais contrat yi du jaar yoon liggéey bi du jaar yoon te développement c'est local avant tout. tey mu leer ñun nag looloo ñu tax a jukk ñun waa Tempo Afrique TV lu lëndëmoon dinañ ko leeral lu làqarti woon dinañ ko làqar ci di nuyu suñu invité. di gërëm képp koo xam ne yaa ngi toog di seetaan vidéo bi mais nag pour terminer